mbokki jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar dañu koy dooree ak communiqué bu ministère bi gàllu wàllu wér-gu-yaram mi xamle rek ne ki nga xamante ne ni faatu na ni ki tey ji fanweeri fan ci weeru avril du Covid 19 moo ko faat moom moomee génn àdduna dafa doonoon nag ku góor toll woon ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent bokkoon nag ci ñi nga xamante ne ni ministère bi yore wàllu wér-gu-yaram mi ngi leen doon topp waaye résultat yo tukkee ci liñ doon saytu yaramam ba fii ñu nekk ni doon démb ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril dafa wone rek ne moom amul ko woon coronavirus ministère bi gàllu wàllu wér-gu yaram di ko jaal ay mbokkam ñu àddu jëmee ci tolluwaayu coronavirus fii ci Sénégal ngeen jàpp rek ne ci bésu tey bi am na yeneen juróom fukki nit ak benn yu yokku ci li mu ñi am mbas mile ci ñoom ñooñee nag ñeent fukk yi dañu doon ñu ko wàll fukki yi ak benn doon ñu nga xamante ne xamaguñu fu ñu ko jëlee mu am nag ñi nga xamante ne ni ñoo wér toll ci fukk ak juróom-ñeenti nit suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moo di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye njiital santé publique mi ñu xamal sax ne am na ci ñaari nit yu nga xamante ne seenu mbir dafa garaaw lool ñu teewlu ay kàddu ci junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak benn dellusi nañu am doomu jàngoro ji yooyu nag ñu ngi tëddee nii ñeent fukk moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñu bari bu liggéeykaay yi ñoo leen di saytu fukk ak benn moom la ñuy wax transmission communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi benn ca Mbao benn ca Maris juróom-ñett ca Touba Mbacké benn ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent biñ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom wër nañu ñu ngay jógee ci bëju forikaay yi ñuy wax dalal jàmm juróom-ñaar wër nañ fa Touba juróom Sigicoor ñett Fann 3 ñett Diamniadio benn ñaari cas grave ñu ngi ba tey suñu service réanimation yi ca hôpital principal ak ci hôpital Fann ñi nga xam ne ñoo fa tëdd des fa seen wér-gi-yaram mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ba mbas mii ñuy wax Covid 19 duggee ci suñu réew ba léegi am nañu juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wër nañu juróom-ñeent génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese tey ci ñu ñuy faj juróom téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñu àddu jëme ci leneen rawatina nag ci bés bi nga xamante ne dañu ko jagleel liggéeykat yi mu di benn fan ci weeru mai ren ji nag défilé du am ndax mbas mi di coronavirus ki nga xamante ne nag moom la ñu dénk wàllu xëy mi di Samba Sy di si jottali rek liggéeykat yi li nga xamante ne moo di ndokkeel gu leen jiitu réew mi Macky Sall di ndokkeel tey rafetlu nag si jotaay conseil des ministres bi nga xamante ne amal nañu ko taxawaay bu am solo bi nga xamante ne liggéeykat yi am nañu ko bi mbas mi lee duggee ci réew mi ak léegi ñu teewlu Samba Sy si jokkoom ak dama bëggoon nuyu liggéeykatu suñu réew liggéeykatu Sénégal jottali leen rek cant ak ngërëm bi nga xam ne président de la République yëkki na ko ci jotaayu conseil des ministres ci jotaay boobu fësal na maanaam xam ne bi mu xam ne liggéeykat yi si taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ ko pour jàkkaarloo ak mbas mi nga xam ne song na Sénégal gannaaw bi mu songee yeneen i réew mu ne leen ne seen taxawaay bi nekk na taxawaay bu rafet boo xam ne wone na seen mot te itam indi na en tout cas ab participation boo xam ne bu lënkaloo ak yeneen i participation yi nga xam ne ci yeneen i pàccu askan wi la jógee bu soobee suñu borom ni ñu génn ci mbas mi donc nuyu liggéeykatu Sénégal féliciter leen encourager leen ñaax suñu bopp rek nañu gën a joxante loxo pour lii nga xam ne moo fi nekk ñu jëlee ko fi ci lu gën a gaaw continuer suñu développement wu réew. mais bu weesoo encouragement yi ban message ngay mën a def ci wàllu solidarité bi parce que jamono bi
métti na ci secteur yëpp rawatina si travailleurs yi. waaw xam nga ne président de la république ci matukaay yu njëkk yi nga xam ne jël na ko bokk na ci matukaay yoo xam ne dafa ne nañu fexe ba nañu sàmm sauvegarder maanaam protéger employé yi maanaam xëy bi ñu fexe ba ñu aar ko loolu am na ba tax na loolu wane na ne geste solidarité ndax bu lu mel ni amee ñaare boo moytuwulee bu ñuy jéem a teg dara ci ñi gën a néew doole lañ koy teg or président nee na en tout cas bu liggéeykat yi seen xëy na des loolu nag buñ ko waxee dafa nekk ne xam nañ ne koom moo yore réew te liggéeykat yi ñoom ñoo téye koom bi donc ku nekk si ñun bu defee li ko war bu soobee yàlla mën nañu jàppale ñu génn ci mbir mi. l'école yi ñu ngi fas yéene ubbiwaat seen bunt ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëkkmal mu doon nag lu nga xamante ne ni dalul yenn si xelu ndongo yi nga waajuru ndongo yi nga xamante ne ni doon nañoo waxtaan ak ñoom ndax ñoom la ñu xamle mooy ne seen xel mënut a dal ndax tolluwaayu coronavirus fii si Sénégal ñeneen nag daal di ñaawlu rek taxawaayu kilifa yi ndax ñoom dañoo jàpp rek ne ñoom dañoo waroon indi ab waxtaan seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci wàllu googee Abdourahmane Ly ma falfal. waa ji lee ngeen di gis waajuru ñaari ndongo la yu nekk classe examen ubbitewu l'école yi ñu puusati ba ñaari fan ci weeru juin d'accord si loolu fas yéenewul bàyyi ay doomam ñu dellu si classe yi bés boobu. du ñu jàngi ñaar laa ci am du ñu dem école pas question je préfère ñu toog bañ a jàngi que ñu ñëw di ma jël si di yóbbu sama njaboot di leen tëj hôpital ak ñëw. ñu ngi fi kàgg la feebar bi ngi circulé ñu maîtriser wuñ ko ñu ngi maîtriser rien feebar baa ngi circulé ay affaire ceeb ak ay diwlin lan tal. muy mbir bu naroon a tax nguur gi tàmbali ay waxtaan ak képp ki nga xamante ni am na wàll si njàng ak njàngale mi si réew mi. ndaxte société ci réew yi nga xam ni ñu ngi nekk ci même situation bi foofu xale yi seen waajur ñooy seet ndax dañ leen di delloo école wala déet fi ak ay booru le 11 mai wala yooyu. mais du force ku bëgg sa doom dem école mën na dem école mais su fekkee ni li am si dalul sa xel sa doom day toog sa kër donc je ne sais pas ndax loolu ci loolu lañ nekk fii Sénégal mais je pense que am na solo trop gouvernement bi discuter ak parents d'élèves yi ak aussi ñi nga xam ni ñooy jàngale parce que soo yóbboo sa doom école te ñiy jàngale bëgguñu jàngale itam dina indi ay jafe-jafe. tànneef googu ndaw si te ñu fekk ko Gueule Tapée amu ko te naru ko sàkku lépp li nga xamante ni nguur gi jël na ko ni ki ay ndogal nee na ànd na si. mais bu fekkee corona bi dafa gën a persister état bi tamit insister pour ne nañ na xale yi jàngi man tam naa d'accord lu état bi def daal man naa si d'accord mais comme dañ ne classe d'examen yi la xam nga classe d'examen yi du ñu bëri élèves yu nekk CM2 la BFEM ak bac. mu di ay ndongo yu nekk diggante tiitaange ci coronavirus bi ak jaaxle ci l'examen yi xamatuñu fu ñuy taxaw niki seeni ay waajur yi nga xamante ni nar nañu jël lépp luy matukaay ngir wérgu yaramu seeni ay doom mu di li njëkk balaa leneen ci ñoom. Abdourahmane Ly jërëjëf jot na nag ñu daal di xoolaat anam bi nga xamante ne moom la nguuru Sénégal di suqale suñu koom lu ni mel nag moo di xalaatu ki nga xamante ne moo di Sow xam-xamam màcc ci wàllu développement local moom nag la mu jàpp mooy ne rek dañ cee war a gën a boole askan wi bu ko defee ñu mën a taxaw temb gën a liggéey seen réew yeneen i leeral yu monsieur Toftal dañu koy teewlu ci micro Cheikh Hassana Fall. réew mi xale yi dañuy gën a sonn population yi di gën a sonn taax yi di gën a fees te Sénégal am na suuf am na jant am na xam-xam am na position bi mu am ci àddina bi moom rek moo ko am mais position boobu Sénégal daf ko war a valoriser et li mu koy valoriser moo ñu rompre ci li nga xam ne moom la ñuy def tout le temps mais ñu xool nan la ñuy construire ay modèle jël par exemple DER mu construire benn modèle de développement endogène di liggéey ci développement boobu et puis ñu bàyyi population yi maanaam les acteurs du secteur privé ñoom ñu conduire le processus de développement à la base. C'est un modèle basé sur l'économie sociale et solidaire. C'est un modèle buy mettre en avant les ressources locales, c'est-à-dire les ressources humaines sénégalaises, suñuy ressources naturelles. C'est un modèle bi nga xam ne tout ce qui est généré en termes de bénéfices dafay rester au niveau de la population et au bénéfice des populations.
délégation à l'entrepreneuriat rapide di DER moom nag dafay wéy di taxawu ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu entrepreneuriat donte nag coronavirus andi na ay jafe-jafe lu ni mel nag la DER moomee daal di xam ba gën a taxawu ñooñe ci jël ay dogal mel ni ki nag dakkal li nga xamante ne ni moo di fay gu ñu war a fay ay koppar fii lekk diiru ñetti weer Pape Amadou Sarr mooy njiit li ñu teewlu ko ci micro Cheikh Hassana Fall. Covid-19 wala coronavirus am na impact négatif ci wàllum liggéey xëy ak jigéen ñi ak ndaw ñi loolu moo tax ni délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes jël ay matuwaay dugal lu toll 10 milliards ci économie bi génn nañ lu toll 3 milliards pour permettre jigéen ñi ak ndaw ñi ñu mun a continuer seen activité moo tax ñu créé li ñuy wax pré-Covid DER un taux d'intérêt 0,3% bi nga xamante ne dina tax nit ñi ñu mun liggéey fay seen bor ñu continuer dañoo génne note de service yónnee ko suñu banques yi partenaires yi ak banque institution microfinance yi pour ñu arrêter recouvrement yi remboursement yi ñu reporté ko 3 ba 6 mois ba crise bi passé parce que xam nañ ne population yi actuellement liggéeyuñu amuñu produit importé wuñu exporté wuñu donc permettre rembourser loolu da nga di sonal rek léegi dañuy bàyyi ba crise bi passé ñu continuer remboursement yi. dem ak dikk bi ci wàllu jaww ji bokk na nag ci li nga xamante ne fa la gën a coronavirus fa la gën a andi ay jafe-jafe ba tax na nag ñu jagleel leen lu ëpp juróomi milliards ci suñuy koppar ngir rek ñu mën koo suqaliwaat ni ki tey jii nag la ñu amaloon ab ndaje ak ñooñe nga xamante ne ni dañu fay yëngu mu dox nag seen diggante ak ministre bi ñu dénk wàllu googe Babacar Seck. transport routier jagleel nañ ko juróomi milliards yu teg ñaar téeméeri millions ak juróom fukk ci fond wu téeméeri milliards yéen jagleel transport. transport interurbain mooy bi ñuy def dëkk ak dëkk boobu dañ leen jox 450 millions de francs CFA par mois maanaam chaque weer dañ leen di jox 450 millions 400 millions yi dañ koy jox opérateurs yi 50 millions ñu jagle ko ñu doon yëngatu ci gaar yi transport urbain bi ñaari acteurs yu mag ñoo ci am mooy AFTU ak Dakar Dem Dikk ñooñu dañ leen di jox Dakar Dem Dikk dañ koy jox 600 millions par mois AFTU ñu koy jox 500 millions par mois loolu pour jàppale leen ci carburant ak yenn frais fixes yi comme charge salariale yi nga xam ne dañ koy fay. ak projet d'ordonnance bi nga xam ni dina gën a dëgëral daan yi nga xam ni ñu ngi ko jagleel ñiy def transport irrégulier ministère bi ci boppam dina ci teg yeneen na. ministère bi ñu ngi jël ay mesures administratives yoo xam ne dañuy compléter les sanctions pénales maanaam ku ñu jàpp ci loolu sa oto dañ koy yóbbu kaas sa carte grise dañ koy supprimer. chauffeur bi doon dawal oto bi dañuy nangu permis de conduire am confisqué ko ba nga xam ne dootul mën a te def ñaawteef yooyu. ñi di yëngu ci wàllu transport fekke woon ndaje mi ñu ngi rafetlu séddale bi ndax daanaka bàyyiwul kenn. ñëpp bokk la aussi loo ci am da nga ciy sant yàlla te tam dañu nekk ci phase xeex phase guerre pour que éliminer feebar bi nga xam ni moo leen réew mi kon du lu ñuy xëccoo du lu ñuy bëgg itam la ñu perte lépp ñu dabu ko mais quand même góorgóorlu na ba génn na ci 5 milliards 250 millions yoo xam ne nii. jëmale na ko ci. ñeneen ñi du yëngu ci transport bi ñu si mel ni ñu yor ay vélo taxi wala jakarta ministre bi xamle na ni dinañ leen sóoraale ci ndimbal yi jagleel dund gi. Babacar Seck jërëjëf ñu dem ba Sédhiou foofee nag tourisme bi tam bokk na si li nga xamante ne ni ñoom la kilifa yi gën a jàppale ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ne ni am nañu ko ndax Covid 19 ci noonee nag ñu fas yéene cee jàpp ba ñu gën ko suqaliwaat ci ab visioconférence nag la ko ministre bi ñu dénk wàllu googe daal di xamle ñu daal di si ànd ak Ousmane Demba. acteurs yi yëngu ci wàllum tourisme ca Sédhiou soxla nan dimbal nguur gi dig leen ngir génn ci jafe-jafe yu jànkonteel jamono bi ñu waxtaan ba noppi ak jawrin ji yor wàllum gan yi ci vidéoconférence Ousmane Diaité mi yer seen kaddu wane na mbégte am. te xam nañ ne ministère bi jël na ay matuwaay yi nga xam ne li jëmee ci fond bi nga xam ne mooy jàppale acteurs yi ci li nga xam ne mooy seen ñàkk-ñàkk mooy seen déficit ci wàllu boobu ndax ñëpp xam nañ ne bi lii amee kenn liggéeyatul luy jëmee ci hôteliers yi luy jëmee ci restaurant yi ak yeneen yi nga xam ne xeetu liggéeykaay yoo xam ne touristes ñi ñoo leen di jàppale en tout cas ñooy bokk nañ ci ñoo xam ne bokk nañ seen client ñu yaakaar ni loolu lu baax la war na mën a jàppale nit ñi pour que ñu mën a jël en charge suñu charge yi bon je pense que ministère bi wane na taxawaayam bi wane na disponibilité am bi. yëgle naan ministre bi nekkinu Fort Pinet-Laprade. te ñëpp xam na ne Fort Pinet-Laprade c'est un patrimoine culturel classé maanaam suñu aada yu am na lu mu ëmb lu bëri lu mu ëmb ci aada Sénégal rawatina aada Sédhiou te fi mu ne nii ñëpp gis nañu état bu mu nekk ñu yaakaar ni ministère de la culture
mais également ministère du tourisme ñoom ñëpp war nañu xool nan la ñu mën a dugal seen loxo ci port bi pour que ñu mën a defaraat ko mu gën a jekk. lu jëm tamit ci valorisation Diohé ñu gën ko xamee Île du Diable iti ne lool acteurs yi nga xam ne seen bëbët mooy ñu fexe ba Sédhiou gën a attirer touristes yi. Ousmane Demba jërëjëf mbokk yi fii la ñu ndax keppee bi la jotaayu xibaar jërë ngeen jëf si teewlu gi.